nii di OSR Monde di bëggee ñëpp di kontaan ci ñëpp comme niñ koy defee saa su nekk rek fas yéene ñëw waxtaan ak yéen ci actualité sénégalaise bi waaw di wax gars yi nag ñu dugg partager vidéo yi su ko defee nag ñi ci war a jot yëpp jot ci quoi parce que c'est très important ñu ngi ziare ñëpp di nuyu Mandela ak Pape Sey Assane Diagne ak Mbayang Bal di nuyu ñi ñuy bàyyi xel yëpp ci OSR ak yeneen page yëpp di nuyu soxna Assou Sall di ko ziar bu wér waaw di ko bëggee soxna Aram Gueye maa ngi lay nuyu bu baax a baax. Partagez la vidéo maximum de partage Mariétou Dabo na nga def maa ngi lay nuyu bu baax di la bëggee di kontaan ci yow. ñu xaar gars yi dugg tuuti rek maximum de partage gars yi maximum de partage comme ça ñu dugg léegi mën a waxtaan ak yéen ci l'actualité sénégalaise. Ce qui domine l'actualité sénégalaise xam ngeen ko mooy l'arrestation de Guy Marius Sagna ce grand patriote, une référence pour la jeunesse sénégalaise. Guy Marius Sagna tey moom lañ fas yéene waxtaanee dinañ waxtaan tamit ci single Youssou Ndour bi waaye tamit donc on va parler sur l'affaire des talibés enchaînés, donc l'arrestation du maître coranique sëñ Daara Khadim dinañ ci wax incha allah ci kanam tuuti waaye dañuy bàyyi gars yi rek dugg su ko defee ñu partage vidéo yi bu baax a baax ñu ñëwaat léegi ah. maa ngi nuyu Fafa Ndaw ak Ibou Fall leen bëggee bu wér Ibou Fall gars yi gëj nañ la gis ci live bi nag namu nañ la quoi gars yi ñu ngi lay laajte nee nañ nga ñëw dégg nga gars yi namu nañ la Mr Ibou Fall borom États-Unis voilà kon ñu commencé waxtaan bi rek gars yi donc fas yéene waxtaan ci la hausse du prix de l'électricité moo waraloon démb waa aar lu ñu bokk Guy Marius Sagna ak ñi mu àndal doon manifester dem ba ci buntu présidence ci giri bi bëgg a franchir porte bi après gendarme yi arrêté leen. donc nag lu ñu bëggoon a wax rek mooy ne Guy Marius Sagna Sénégal yëpp dañ ko ameel njukkal képp koo xamante ni sénégalais nga rek da ngaa ameel njukkal Guy Marius Sagna. parce que man patriote bu mel ni Guy Marius Sagna man wax dëgg yàlla depuis ma naissance ah man mësumaa gis ku mel ni moom ku bëggee réewam comme Guy Marius Sagna. parce que Guy Marius Sagna je rappelle que c'est un fonctionnaire de l'État. Guy Marius Sagna fonctionnaire de l'État la mu ngi liggéey ministère de la santé maanaam agent au ministère de la santé la nekk assistant social. te Sénégal ñun amuñu woon habitude di gis ay fonctionnaires comme xanaa si Ousmane Sonko lañ ko gisee ñu ñëw di contre ki nga xam ne moom mooy président de la République. Ousmane Sonko def na ko ñu révoqué ko maanaam dàq ko ci postam. Guy Marius Sagna ñëw di ko def ñu jël ko mettre ko au frigo ba pare Guy Marius Sagna fi ngeen di xamee ne du tricher te c'est un grand monsieur, une référence, un grand patriote. man tur bu neex bu ma manti gis man pour wax ko Guy Marius Sagna rek man je vais le chercher quoi pour tuddee ko quoi parce que il le mérite. Guy Marius Sagna Sénégal yi dañ ko ameel njukkal parce que Sénégal système bu fa nekk ñu koy xeex depuis des années mooy ne boo nekkee président wala nga bokk ci nguur gi yow ni ngay améliorer sa ay mbir ci ngay dox boo gisee dëgg sax pour war ko wax da ngay tàppet pour wax dëgg boobu noonu. ñu gis Guy Marius Sagna nekk un fonctionnaire de l'État nekk ministère de la santé lu nekk mu subir ko ci ay harcèlement ci ay sanctions
ndax bëgg réewam te masul dellu ginnaaw kon xam ngeen ne kooku lu muy def jaamu yàlla la te yonent bi nee na hubbul watani minal iman je ne cesserai jamais de le répéter loolu dama koy répéter à chaque fois hubbul watani minal iman bëgg sa patrie watani mooy la patrie bëgg sa patrie kooku dafa bokk ci jaamu yàlla parce que yàlla mi la jël def nga juddoo Sénégal loolu du hasard kon boo bëggul sa réew liggéeyal sa réew défendre sa intérêt peuple réew mais lan nga war a mel waroo nekk hypocrite te Sénégal nous avons un peuple hypocrite te Guy Marius Sagna wax dëgg yàlla bokkul ci ñooñu am na ñoo xamante ni c'est des fonctionnaires de l'État mais dañuy gis loo xam ne jaaduwul mais dañuy ragal pour dénoncer ko mais kooku xoolul privilège bi mu war a am xoolul sanction yi mu war a dund mais à chaque fois il est sur le terrain il est devant tous les combats il défend toujours son peuple il défend toujours les intérêts de son pays su waree marche du xool ndax ay ñaari nit a génn wala juróomi nit il s'en fout de ça en tout cas dafay taxaw mu sonner la sonnette d'alarme mu tirer la sonnette d'alarme ba pare objectif am mu atteindre ko wane li nga xamante ni moom moo ko métti te loolu mooy patriote te xoolu ci dara ay moromam a ngi ci nguur gi ay moromam ñu ngi ci fonction publique bi ñemewuñ def lu muy def courage bu mu am ak fit bu mu am ñoom amuñ ko loolu mooy wane ne peuple bi dafa nekk peuple boo xamante ni peuple bu hypocrite la te ñi ñuy jiite toujours genre Macky Sall yi nii ñoom noonu lañ ñuy jiite parce que olof nee na uude nu mu la gisee rek noonu la lay ëwalee peuple boo xam ne gëmuñ dara peuple bu am njëg na ma yàlla baal du ñëpp nag je vais pas mettre tout le monde dans le même sac waaye nag ñu ci ëpp tey noonu lañ mel ñemewuñ coono seen réew jaralu leen xeex seen réew jaralu leen kaso xam nga ne Guy Marius Sagna su fekkoon ku ragal kaso la bi mu jógee kaso yàggul jàpp nañ ko fi nii il a été arrêté arbitrairement placé sous mandat de dépôt di dem ut luñ ko inculpé amuñ ko ñu bàyyi ko te rëbës coono bu nekk daj na ko fa toroxal nañ ko summi ko daf ko taati neen am na ñoo xam ne bu doon ñoom la suñ génnee dañuy dellu ginnaaw am na ñu bëri ñoo xamante ni engagé woon nañ ci xeex mais bi ñu leen jàppee yóbbu leen rëbës dañoo génn rek daw ñemeetu ñoo wax mais kooku chaque jour moom mu ngi continuer son combat il est toujours au devant mais kooku nag wax dëgg yàlla kooku ku jara delloo njukkal la wax dëgg yàlla Guy Marius Sagna man mën naa wax ne c'est héros la Sénégal c'est un héros kooku ku ñu war a respecter la ku ñu war a fonk la ku ñu war a jox cër la man de wax dëgg yàlla ci wàllu activisme ak ci wàllu patriotisme man c'est une référence pour moi dama ko def référence wax dëgg yàlla parce que j'ai jamais vu un patriote comme Guy Marius Sagna ku bëggee réewam comme Guy Marius Sagna yow koo xam ne yàggul dara récemment ji yow ñu yóbbu nañ la kaso tëj la nga wàccaat démb parce que Macky Sall dafa jël électricité bi yokk ko te tegu ko fenn nga bëgg ko wan ne ko carrément amoo ci droit waroo ko def da nga war a yërëm sénégalais yi mu dem ne dafay franchir le portail du palais présidentiel mu xam lu ko ci mën a fekk xam na ne dinañ ko téye dinañ ko garder à vue loolu yëpp lan moo koy def loolu bëgg réewam te Sénégal jeunes yaa ngi fa jeunes yu bëri ñu ngi fa mais dañoo tapet ils sont passifs ils sont peureux lu ñuy def mooy xëy ndekki sañse naan ataaya dem entraînement fàtte seen dëkk suñu waxee ñu toog naan dëkk bi dafa naqari dëkk bi neexul damaa bëgg a dem kaaw te pourtant dem kaaw am na ñoo xamante ni def nañ ko sax waaye gënalu leen dara gënul neex nga toog sa dëkk dox xam nga ressources yu ñu am ñu jaarale ko ci yoon nguur gi jaarale ni ñuy gouverner ci yoon jaarale xaalis sénégalais ci yoon ñëpp gis seen bopp ci réew mi ni muy doxee su ko defee kenn bañ a dugg gaal di sacrifié wu ne da ngay dem Europe wala kenn bañ a ut visa ñëw Europe du fi toog ñu lay ñàkkal fayda chaque jour ngay ridicule te loolu yëpp ñu ko yóbbee ñooy ay njiit yu bon ñoo xamante ni nekkewuñ fi dara lu dul ku accéder au pouvoir sàcc xaalis yàgg sa ay farandoo say famille léegi ñun toujours ñoom ñooy nekk dans la merde ñooy nekk dans le calvaire ñun population bi doomi Macky Sall tey bu ñu yokkee facture courant bi moom du ko yëg jabaram du ko yëg yaay jabaram ci gorom du ko yëg gorom bu góor la même chose lépp lu bokk ci famille présidentielle ba Fatick rakam bi fa nekk ñu koy wax Chérif xawma Aziz kooku du yëg courant bu cher Aliou Sall du yëg courant bu cher
Mansour Faye du yëg courant bu cher ak njabootam ak ñeneen ministres yi yëguñ courant bu cher parce que ñu ngi leen jox ay poste ministériel defaral leen seen bureau yi ay climatiseur jox leen auto essence ñuy tukki ñoom ak seen njaboot di dem di def ay va et vient yor ay passeport diplomatique di sàcc xaalis bi di détourner les directeurs généraux pareil ñooñu bu ñu yokkee courant bi duñ ko yëg lan moo tax Macky Sall yërëmul sénégalais yi di yokk facture courant sénégalais yi dañoo sonn les sénégalais sont fatigués yow dund gi cher nag ah salaire yi baaxul liggéey amut yërëmoo sax père de famille ngay xalaat naan da ngay yokk courant te train de vie état bi kenn xamut nu mu toll créer ay institutions yoo xamante ni ça n'a pas de sens conseil économique et social environnemental amul sens nga fay def xaalis bu bëri ñu am budget ah am caisse noire ñi fa nekk nga jox leen oto jox leen carburant au conseil des collectivités territoriales foogoon nañ ne bu Ousmane Tanor Dieng génnee àdduna sax daf koy supprimer ak Sénégal jamono jii nii jafe-jafe yu fa nekk xoolal train de vie bi charge bi nu mu diisee ay député yoo xamante ni ñoom ñu ngi nekk ci majorité bi soo waxee ñu ne ñoom ay député Macky Sall lañ liggéey luñ Sénégal dara ñu leen di fay 1,5 million ñu nekk fa di tàccu lu tax ñu fal leen ñu dem assemblée nationale liggéeyuñ defuñ dara kaasaluñ sénégalais yi mais loolu dafa métti abri provisoire ba léegi mu ngi am ay sàkket xale yi di ci jàngee teg ay briques di ci toog di jàng ak yeneen problème ku feebar dem hôpital dee ci couloir yi hôpitaux yi spécialistes yi bëriwuñ ah ordonnance yi cher ku dem boo amul ticket da ngay dee ci yoon bi borom kër yi sonn bu ñu xëyee war a jox seen njaboot lekk ndékki añ reer war a fay courant ndox ah am na ñoo xamante ni seen doom yi école publique bi baaxul moo tax dugaluñu leen fa dañ leen yow école privée di leen fayal charge yu métti yooyu yëpp nga war a dimbale population bi la fal wàññil leen courant nga leen koy yokkal pour lan di jël ay TER di ci def ay 1000 milliards diggante Diamniadio ak Dakar nga xamante ni ñun on n'a pas besoin de ça soxla wuñ ko lu ñu soxla mooy lekk jeunesse bi nga utal leen liggéey ku nekk am ci loo jàpp une bonne politique de la santé ku feebar faju xale yi nga xam ne dañuy jël gaal di dee ci Méditerranée bi xam nga ne tey buñ gisoon la meilleure vie au Sénégal duñ daw di ñëw Europe di fi toog lan lañ fiy def réew jàmbur soo fi ñëwee ñu lay ñàkkal fayda di tàngal sa xol ci ay affaire u këyit chaque jour ñu lay wan ne dëkkoo fi dangaa war a génn dëkk bi di la siis loolu yëpp ñu ko yónnee ay mauvais dirigeants ñoo ñu ko yóbbee te doo dégg mook ñu toog ba wax ci politique immigratoire wala Macron ñëw Sénégal wala Philippe Edouard ñëw fa ñu toog wax ak ñoom ci situation yi sénégalais yi di dund soo demee France tey sénégalais yi ñoo gën a dellu ginnaaw ñoo fa gën a ñàkk fayda tekki wuñ fa dara Indo yi sax ak Bangladesh ñoo leen gën a tekki dara foofu xam nga loolu yëpp lu leen ko yóbbee ay njiit yu bon yoo xamante ni mënuñu leen a defaral dara mënuñu leen a kaasal dara pour ñu am situation bu normal ci dëkk bi nga xamante ni foofu lañ nekk te pourtant dëkk boobu noonu ñu ngi dem Sénégal di piller seen ay ressources jël entreprise yi teg ci seen loxo xam nga monopoliser marché bi yépp ba doomi sénégalais yi nga xamante dañuy entreprendre sax ñoom duñ mën a am accès ci yenn marché yi loolu dafa métti te loolu yëpp ñu ko yóbbee mooy ay njiit yu bon genre Guy Marius Sagna yi nag mën nañoo bokk ci nit ñi nga xamante ni dañuy toog ministère ba di xalamal président di ko tàgg lu mu def ñu ne baax na ñu yokkal leen seen grade jox leen poste yu baax jox leen oto waaye bëggul dara ndax peuple am genre nit ñi xam nga ne yombul Sénégal ñu ci ëpp dañoo naafeq ñu ci ëpp dañoo hypocrite lu ñu bëgg mooy di jaay nit gëmuñ nit xaalis nañ gëm su ko defee njiitu réew mi xam ne ñii peuple la boo xamante ni gëmuñ dara ils sont corrompus ku ci yëngatu nga jox ko xaalis mu noppi loolu li koy tegtal mooy xoola tey ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon saaga Macky Sall démb tey ñoom ñëpp ñu ngi ñëw wër ko nekk ay vautour ay tan ñu ko doon saaga démb ñoo koy tagg tey te am na si ñoo xam ne jox na leen ay poste yow imaginer nga àndoon ak Ablaye Wade ak Macky Sall am problème nga nekk fa di ruube di leen mettre en mal dàq ko Macky Sall daf lay diir mbagg xam nga
da ngaa war a tàqalikoog moom ba Ablaye Wade dàq Macky Sall xatal ko ba Macky Sall démissionné ci parti bi dem créer son propre parti nga continuer ànd ak Ablaye Wade di xeex Macky Sall pour mu bañ a nekk président de la République yàlla dogal Macky Sall falu Sénégalais yi fal ko folli Ablaye Wade yow mi doon def lu bon Macky Sall démb tey nga ñëwaat ne da ngaa bëgg Macky Sall genre sëñ Mbacké Ndiaye yi ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye naa fekk yu mag yi ñoo yàq Sénégal ñun nous avons besoin des gens comme Guy Marius Sagna des hommes de valeur des hommes pleins de vertu nga xam ne suñu doom yi dinañ am ay jikko yoo xam ne dinañ leen ko mën a inculquer ci jikko yu mel ni jikko yu rafet yi ki nga xam ne moom la Guy Marius Sagna amee parce que Guy Marius Sagna jikkoom bu mu yoree nii mooy jikko bi nga xamante ni yàlla moom la gën a bëgg mooy nit koo xam da ngaa constat nit koo xamante ni yow luñ la xamee woon démb chaque jour loolu lañ lay xamee doo soppeeku waaye tey nga xonq suba nga bleu gannaaw suba nga jaune boo waxee lii tey bu subaa nga wax leneen parce que lan nguur te nguur dafay jeex Sénégal fu mu nekk nii dafa rafle ku ko jooyal Sénégal dafa rafle ku ko xeexal ñun ñii tey lu ñuy def nii tey ci xeex bi la bokk toog di conscientiser les Sénégalais xam nga di dal ci gouvernants yu bon yi les dirigeants les mauvais dirigeants qui sont comme Macky Sall et sa bande di leen wax dëgg di kaasal ñi nga xamante ni ñoom ñooy les plus diminués Sénégalais yi nga xam ne dañoo sonn Sénégalais yi nga xamante ni facture courant chaque jour bu ñëwee di leen bëgg a rey duñ am luñ ko fayee da ngay gis benn kër goo xamante ni sàkket lay nekk am ay baraak ci biir bu ñu xëyee dañuy takkale ndékki takkale añ takkale reer paa bi du am doole maire bi table lay yore teg ko ci buntu kër gi di jaay ay caaf ak ay sidéem mënu ci am tous ñu lay indil ay facture 60 000 ak 70 000 doo ko mën a fay di couper seen ay courant parce que mënuñoo fay yow ñooñu yërëmatoo leen nga leen di yokkal courant pour lan nga leen di yokkal courant ana 6 000 milliards yu Aliou Sall sàcc ak Franck Timis loolu bu ñu ko defoon ci Sénélec on n'a pas besoin de augmenter la facture d'électricité ana détournement yi am au sein du gouvernement te gars yi Macky Sall yi def ko les 29 milliards de Mame Mbaye Niang Prodac Cheikh Omar Anne Ñebbe université ay Siré Dia poste ñaata nit la fi waa OFNAC épinglé ak yeneen corps de contrôle ay IGE mu ne dafay jël kuddam mu teg ko ci est-ce que loolu c'est normal dans un pays comme le Sénégal un pays pauvre benn bande nekk ci kaw rek association de malfaiteurs di sàcc xaalisu sénégalais yi di ko lekk di naan deretu baa doole yi sénégalais yi sonn torox ba ne tott da ngay gis koo xamante ni bu xëyee pour mu am 100 francs yu mu jëndee ndékki sax c'est tout un problème yërëmoo sax askan nga leen di yokkal ay facture courant ba pare yow di dund gu neex yàgg sa nguur gi ñi nga àndal doo gis mukk kenn ku bokk ci nguur gi di yëg courant bu cher am na si ñoo xam ne duñ fay sax courant ñaq baa doole yi ak ronkoñu baa doole yi di siim seen cere ngeen koy lekk da ngeen a mel ni ngeen jëloon paaka jam ko ci seen yaram bi di muuc ci seen deret yi loolu rek ngeen fi nekkee ñun nag nous avons besoin des gens comme Guy Marius Sagna des vrais patriotes ñoo xamante ni dañuy défendre seen dëkk jusqu'au bout duñ bañ ku leen arrêté duñ bañ ku leen tëj kaso duñ bañ ku leen dóor balu fetal loolu mooy un vrai patriote waaye Sénégal dafa bëri ay défaillants ñoo xam ne gëmuñ tous waaw ku ci wax da ngay gis koo xam ne day jékki-jékki sax créer benn mouvement di dal ci kaw jiitu réew mi bu subaa ñu oo ko proposé ko benn poste mu noppi comme genre Tunkara bi nekk 2S nga xam ne il a trahi tous les Sénégalais man bokk naa ci ñi nga xamante ni sama xarit la woon ma gëm ko faa ko mu invité ma ci émission yam boobu noonu Sénégal ci kanam ma jaar fa defoon ko référence ndax dëgg yu mu doon wax ak intérêt population yu mu doon défendre mais bu ñu ko oowee pale daf ne miig noppi léegi ñun kon la ñuy wóolu kon nañ jàpp ci genre Guy Marius Sagna yii nii te soxla nañ façon nit ñu mel nii dañoo soxla façon nit yi bu ñu ci amoon 10 000 personnes rek yu déterminé comme Guy Marius Sagna ku noon Sénégal dina baax ku noon politiciens yi nii dinañ régler dinañ ñu may jàmm mais ñëpp a am njëg am na ay kilifa diine yi fi nekk ngeen baal ma du ma wax nag ñëpp du ma mettre ñëpp dans un même sac il a fallu ñu xaar ba ñu jéng ay taalibe arrêté Khadim
sëñ Daara Xaadim bu dëkk Njaañ région de Louga ñu soog a génn di wax léegi lan moo tax ñoom ñi nga xamante ni dañoo yore ay mbooloo représenté diina ji Sénégal am baat lu tax mënuñoo wax nguur gi ne leen encadrer leen daara yi accompagner leen daara traditionnels yi da leen jox ay subvention tabax leen ay daara moderne insérer leen alxuraan bi ci système éducatif bi dugal ko primaire ba lycée man masuma gis benn sëriñ bu toog téye micro wax loolu wala su amee raar na lu ñu leen xamee rek mooy bu gàmmu jotee ñu ñëw jox leen enveloppe ñu yore micro ne président ñu ngi lay gërëm di la sant li nga fi def kenn mosu ko fee def bu président bi wàccee keneen ñëwaat ñu wax ko la même chose mais nag wax dëgg yàlla Sénégal dafa rafle fu mu nekk nii ku ko xeexal kan mooy xeexal Sénégal Sénégal mu ngi jooy fu mu nekk nii Sénégal a ngi jooy parce que ñi war a dimbale sénégalais yi am baat ñooñu waxuñ kenn du leen dégg président bi sax bu toogee day jàpp ne sëriñ yi am na si ñoo xamante ni boo leen joxee xaalis rek ñu ànd ak yow dañuy gis loo xamante dañ ko war a wax te jaaduwul njiitu réew mi di ko def ñoom ñëpp ñu noppi kenn du wax il faut ñu dem ba benn affaire bu exagéré am ñu soog a génn ñoom ñëpp di wax ne dañuy kaasal daara mosu ñoo kaasal daara ñi nga xam ne ñoom ñooy doomi daara yi kenn du leen. ngeen baal ma dama amoon benn appel bu dagg kii bi live bi ñi nga xamante ni ñoom ñoo représenté diina ji foofu noonu man li ma gis ci ñoom ñu ci bëri mooy président bu ñëw rek bu gàmmu jotee ñu indil la enveloppe nga jël micro bi ne président moo baax ñu ngi lay ñaanal yàlla nga fi yàgg li nga sumb yàlla nga ko àggali te pourtant chaque jour président bi def loo xamante ni jaaduwul ngeen ciy teg seen bët te du ngeen ko wax seen taalibe yi ñooy sonn bu gàmmu jotee ñoom ñooy dajale seen xaalis dugg ay kaar ñëw gàmmu si jox leen addiya su ziyaare jotee ka zaalika na ko noonu mais ñooñu lan la leen sëriñ bi di defal lan sëriñ bi bu bëri politicien ñëwee na ko président moo la jox lii wala benn ministre est-ce que dina xool origine xaalis bi est-ce que mu ngi xalaat taalibeem bi nga xamante ni bu feebaree du am lu mu fajoo mu nekk ci télé bi ñu koy defal ay téléthon di ko defal ay quête pour faj ko est-ce que mu ngi xalaat taalibe baykatam bi nga xamante ni mu ngi ci àll bi su bayee ba war a récolter gerteem gi mu toog di ko xaar état bi di ko jënd est-ce que mu ngi dégg scandale yi am ay nit di ñëw di détourner ay 6 000 milliards ñii di détourner ay 29 milliards ñii ay 94 milliards mu wóor ne xaalis boobu fu ñu ko defoon tey ci Sénégal mën na jëriñ sénégalais yi lu bëri. lan moo tax loolu lan moo tax nañ am courage ñemee wax dëgg gis nga alalu àdduna du dara ay xaalis est-ce que danañ ko fekkee wóor nañu suñ la joxee tey benn 20 millions est-ce que wóor na yow 20 millions yi di nga ko lekk ba mu jeex parce que moom moo sa bakkan bi dee dafay bette yàlla wax na ci alxuraan bal tihim baxtatan suy ñëw daf lay bett man damaa gëm ne man xeex bu gën a noble ci xeex yépp mooy di défendre sa intérêt dëkk di défendre peuple bi Ousmane Sonko tey jii mooy opposant boo xamante ni moom ngay dégg sax muy lijjanti contrat yi ni ñu koy signé di ñuy informer ci suñu ressources naturelles yi di wax ci pétrole bi di wax ci gaz bi di wax ci fer de Falémé di bind ay livres di dénoncer ay scandales yi nga xam ne am na. ana ñu ko doon def temps yi Ablaye Wade ñoom Latif Coulibaly ces traîtres là gëmuñ dara Latif Coulibaly bind na fi ay livres lu nekk dénoncé na ko fi temps yi Ablaye Wade di xas Ablaye Wade di saaga Karim Wade lu nekk mu def. ndeke moom poste la bëggoon tey jii su fekkoon ne moment boobu Ablaye Wade owoon na ko ku noonu dafay tourner vestam mais bi Macky Sall ñëwee ñoom ñëpp a noppi ñu doon xeexal Sénégal démb ana ñu. ana Souleymane Jules Diop mi nekkoon ci Seneweb bi nga xam ne mardi bu jotaan ñu bëri dañ daan xaar pour mu commencer su ko defee muy dal ci kaw Ablaye Wade di saaga di dénoncer te pourtant Macky Sall mu ngi def le pire lu gën a bon loolu noonu ak nguuram. jënd journaliste yi ñoom Madiambal Diagne ñoom Yakham Mbaye nga xam ne gëmuñ dara ki nga xam ne moom moo créé slogan wu Dynastie Faye Sall ñoom ñëpp ñoo ne mig Sénégal rafle ay doom yu ko jooyal ñi gën a ñàkk di gën a ñàkk ñoo xamante ni seen liggéey du dara dul politique amuñ métier ñoom ñoo fi nekk rek président bu ñëw ñu toxu dem ci keneen bàyyi ancien bi dem ci ku bees ki jusqu'à quand
ñun jeunesse bi nañ jóg réew mi ñun ñoo ko mën a defar nous avons une jeunesse nous avons besoin d'une jeunesse comme bu yoree jikko comme Guy Marius Sagna tey jii bu ñu ci amoon laa la wax 10 000 personnes yu déterminées comme Guy Marius Sagna rek Sénégal baax ñu régler suñu problème une bonne fois pour toutes avec ces faux politiciens là nañ jóg nañ ko ñafe ñu nekk ci réseaux sociaux yi ñu ngi def luñ man ñu ngi live gars yi di leen saaga di leen wax lu nekk mais damay wax gars yi bu kenn découragé parce que lii nii pour long terme la dañ koy xeexal suñu ay doom suñu ay sët ñu nekk ci nguur gi yëpp seen doom yi amuñ benn problème ñoom ñëpp nice ñu ngi ci jàmm amuñ problème mu xaalis amuñ problème mu fay jàng amuñ problème mu am visa dem tukki ñëwaat amuñ problème mu tëdd ci kër gu baax amuñ problème mu faju bu ñu feebaree français ñuy fajoo ji wala États-Unis léegi ñun ñooy nekk ci merde bi ba kañ jusqu'à quand l'union fait la force mbooloo mooy doole bu ñu falee ay nit il faut ñu wan leen ne leen carrément dañ leen a fal pour Sénégalais yëpp gis seen bopp ci liggéey bi. Imaginez un gars comme Youssou Ndour nawlem bi nekk Mali Salif Keita taxaw di défendre son peuple te nawlem la gis Ibrahima Boubacar Keita nekkul ci dëgg mu jàkkaar ak moom wax ko dëgg avec franc-parler wax ko dëgg genre Youssou Ndour yi nga xamante ni ay porteurs de voix lañ te fu ñu toll tey sénégalais yi ñoo tax ñu toll fa Youssou Ndour sénégalais yi ñoom ñoo ko épaulé ba mu egsi fu mu egsi fii tey parce que Youssou Ndour da doon génnee ay cassette sénégalais yi di ko jënd 1000 francs ci loolu la amee xaalis tey bu génnee ci diaspora bi sénégalais yi dem feesal soirée am di ko may xaalis mu ubbi observateur ñuy jënd journalam ubbi RFM ñu jël rajoom di ko yóbbu ay publicité téléem la même chose tey jii il est avec Macky Sall il cautionne le mal de Macky Sall tout le mal de Macky Sall au détriment de son peuple te tey mu waroon nekk ci kanam di défendre peuple bi moo tax bi mu génnee morceau bi ñëpp dañoo dal ci kawam parce que nit ñi bu ñu la enelee àllub neen am lu ñu la jàppal nga ñëw génnee sa morceau da nga leen di may sax occasion pour ñu dal sa kaw xas la saaga la sénégalais yi nayuñ mais amuñ fan la ñuy jëlee xaalis yow yaa am xaalis yow mi ànd ak Macky Sall ak ñi am ànd ak Macky Sall yéen a am xaalis mais ñun amuñ xaalis bay nay ñun su fekkee mënatoo wëy da ngay bàyyi moo gën te yow li la waroon mooy nga dem ànd ak peuple bi di leen défendre loolu moo nekkoon sa cër Youssou Ndour mais sa cër nekkul ci nga jàmb sénégalais yi tu as abandonné ton peuple oui ànd ak Macky Sall au détriment de ton peuple Youssou Ndour loolu du sa cër xaaruñ ko woon ci yow tey ji influence bi nga am ak cër bi nga am ci Sénégal ak sénégalais yi jàppale bi ñu la jàppale ba nga egsi fii nii waroon nga mën a am beneen taxawaay bu dul di jàmbu sénégalais yi ànd ak Macky Sall muy def di n'importe quoi doo ko wax dara chaque jour ngeen gis Macky Sall mu def lu jaaduwul mu war ne lii jaaduwul ngeen koy cautionné di parloo pour lan ñun bëgguñ genre nit yooyu moo tax Guy Marius Sagna daal wax dëgg yàlla kenn amul fayam ñun daal mënuñ dara lu dul di ko encourager di ko respecter bu baax a baax big respect nag waaw big respect à Guy Marius Sagna référence la royukaay la waaw na xale yi roy ci moom parce que patriotisme bi dafa nekk ci deretam du daw du dellu ginnaaw waaw su fekkoon ne tapette la wala mu nekk défaillant ku noonu xam nga ne génn na ci combat bu yàgg parce que chaque Guy Marius Sagna lu ñu ko dóor ci ay garde à vue kenn xamul nu mu toll. lu ñu ko dóor ci ay garde à vue kenn xamul nu mu toll te du wàcc mukk sur le terrain bay xalaat ne man damaa war a mobiliser ay 1000 personnes wala 100 personnes même bu fekkee 3 personnes moo nekk ci gannaaw lu mu bëgg dina ko def. te atteindre na objectif am li mu bëggoon def na ko dem na ba ci grille palais bi ñu jàpp ko te loolu yëpp lu ko yóbbee mooy bëgg dëkkam kon Sénégal nañ bëgg suñu dëkk te bàyyi naa fekk gi
di wax dëgg moo tax bi ma déggee ñu jël taalibe yi ñu enchaîner leen ku nekk génnee làmmiñam bu rëy di wax te yéen chaque jour ngeen gis président bi muy toroxal sénégalais ak ñim àndal gis ñim àndal di sàcc xaalisu sénégalais yi di ko luubal te du ngeen ci wax ñu jàpp sëñ daara bi yéen ñëpp ngeen commencé di wax xam nañ ne loolu ñun duñ ko cautionné ñun cautionné wuñ ci jamono ji ñu toll koo xamante ni dafay jël taal parce que gëm nañ ne nit ci jamono ji ñu nekk nii gëm nañ ne nit mën na mokkal alxuraan ah te kenn du ko enchaîner parce que nekkul ne lu daan am démb ba léegi moom la ñu war a continuer di ko am na pratique yoo xamante ni dafa war a xew yi tey jii bu ñu amoon ay représentant diine ji dëgg digne de ce nom état bu ñëw dinañ fexe nga fonk daara di leen subventionné di leen jàppale tabax ay daara moderne ñi mokkal alxuraan nga jël leen defal leen formation dugal leen ci école primaire yi ak lycée yi ñuy jàngal xale yi alxuraan parce que alxuraan ak Sénégal ñoo ànd parce que dëkk jullit la mais doo dégg benn sëriñ bu génn di interpeller nguur gi ci loolu toog rek di encaisser rek waaw président moo baax am na ñoo xam ne boo attaqué président sax ñu génn dal sa kaw dafa am yoo xamante ni wax dëgg yàlla dama yàlla baal waaye yaakaar gu tas la sénégalais yi fu mu nekk nii sénégalais yi ku leen taxaw lañ bëgg ku leen jàppale ci seen jafe-jafe yi mënoo fekk benn néew bu tëdd ba pare nga koy dompat loolu ku néeg moo koy def te état bi loolu lay def instant bi te ñi nga xamante ni ñoom ñoo am kàddu war a wax kenn du leen dégg ñu wax kaasal sénégalais yi dañ kaasal sénégalais yi dafa jot il est temps sénégalais yi dañoo sonn les sénégalais sont fatigués borom kër yi sonn nañ jeunesse bi ñu ngi jàng ba am ay diplôme duñ am liggéey concours boo def kenn du la jël parce que ay branlon moo fay am ku dem retraite ñëw dugal sa doom placé ko Macky Sall ñëw trahir sénégalais yépp lu mu digaalee woon ak ñun yëpp def ci dara parce que lu tax mooy ne nous sommes un peuple hypocrite xam na ne gëmuñ dara xaalis la jël di ger nit ñi pour ñëpp tëj seen gémmiñ ñi noppi léegi nag bu ñu amoon genre yu mel ni Guy Marius Sagna tey ñu am ci 1000 wala 10 000 mën na baax lan mooy xaalis ak lan mooy àdduna lan mooy postu yooyu yëpp dafay éphémère kullu man alayha fanin fii léppay jeex kon defe naa ne défendre sa intérêt peuple défendre la patrie moo ëpp njëriñ foofu di défendre un Macky Sall boo xamante ni il a rien foutu au Sénégal dafa fa tous lu dul dafa ñëw yàq Sénégal gën a yàq jikko yi soppi ñëpp jënd ñëpp tey jii Ousmane Sonko liggéey bi muy def nii di dem di def ay investigation moo Pape Alé Niang journaliste yu bëri ñoo ko waroon def mais defatuñ ko ñoom ñëpp démissionné nañ fu mu nekk nii ñoom ñëpp waa ji am na fu mu jaar ak ñoom pour ñu noppi ay traître lañ waaw képp koo xamante ni nag da ngay wor sa réew bu ëllëgee di nga ko digaale ak yàlla waaw man daal appel bu may lancé mooy Guy Marius Sagna nañ ko bàyyi mu dem ñibbi këram parce que réewam lay xeexal bëgg dëkkam bëgg peuple-am su meloon neneen tey jii dina am ay privilèges yu nekk dinañ ko yokkal ay gratam fa mu nekk jox ko ay poste yu baax mais moom choisirul loolu lu mu choisir mooy toujours di xeexal dëkkam di combat pour son pays mu jaral ko muy dem kaso di tëdd ñu koy tëje ko génne te loolu nag defe naa ne il est temps jeunesse bi roy ci moom jéem a ànd ak moom nekk ci gannaawam ñu xeex ak ces voyous de la république xam nga ces bandits pour ñu abal ñu réew mi nu mu gën a gaawee ñu changer jikko yi am un président un vrai président boo xamante ni dafay ñëw yërëm sénégalais yi di jàppale sénégalais yi di faj soxla sénégalais yi Sénégal neex na lijjanti problème yi xaalis yi ngay dégg yëpp ñu koy yàq tey jii bu ñu ko defoon ci éducation bi def ko ci santé bi def ko ci dund bi yombalal nit ñi lu ñuy dundee su ko defee nag su boobaa mën nañoo tal ay TER tal ay BRT tal ay nouvelle ville Diamniadio président bu mën a liggéey dëgg dinañ la wax ne Dakar dañ ko encombré nga war a désengorger Dakar ngay dem di defar ville bu bees ci biir Dakar Diamniadio fait partie de la ville de Dakar de la commune de Dakar wala de la région de Dakar
da nga war a dem ci benn région boo xamante da nga fekk mu nekk une ville morte nga suqali ko daf ko une nouvelle ville wala nga dem ci àll bi yaatu na nga tabax fa une nouvelle ville fu sori mën a désengorger Dakar mais dara tous incompétents mais loolu fii rek lañ ko gisee ci nguuru Macky Sall gii nii dafa doy waar dafa métti waaw donc kon daal vraiment loolu lañ amoon tey lu ñu doon wax ci live bi xam nga ñu ngi bëggee ñëpp waaw di kontaan ci ñëpp donc daal Sénégal daal fu mu nekk nii rafle na ay doom yoo xamante dañ koo xeexal parce que ñi ngay gis ñi leen ñi xeex ñoom lu ñu siy jëlee sax mooy ay saaga ak ay xaste waaw ay saaga ay xaste ñi war a wax ñëpp tëj nañ seen gémmiñ jox leen xaalis ñu noppi waaw te loolu c'est catastrophique waaw dafa doy waar kon ñu ngi remercier ñëpp di leen bëggee bu baax a baax ñu doon ànd ak ñun ci live bi yëpp di leen wax ngeen partager live bi maximum de partage parce que dañuy bëgg wax ji mu àgg fu sori su ko defee ñi ci war a jot yëpp jot ci parce que suñu rôle mooy conscientiser les Sénégalais yee leen xam nga xam ne ñu ñu jiite nii ay nit ñu bon lañ ay bandi lañ dañuy ñëw ñu fal leen ñu jël xaalisu Sénégalais yi di ko séddoo seen biir xam nga ñoom ak seen ay njaboot Sénégalais yi di sonn xam nga te loolu dafa métti ci xol dafa métti lool kon ñu ngi leen jox rendez-vous beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullah jaajëf